mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte di ñëw ci bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel jigéen ñi ne nag tey dañuy waxtaanee jigéen ñi te it ngir waxtaanee jigéen du nekk lu yomb ndaxte jigéen dafa bëri facette dafa bëri taxawaay dafa bëri loo xam ni loolu lay def ci société bi bëri lu muy représenté ci société bi bëri lu muy représenté ci àdduna bi te foo dem jigéen ma nga fa loo def jigéen ma nga ca biir te lu jigéen nekkul daanaka en général du dox lu jigéen nekkul en général du baax lu jigéen nekkul en général day am lu ca manqué balaa nga gën koo xam ñu tegal la ceeb bu jigéen toggul problème day daal di am ci saa si kon jigéen ñaa ngi ci biir lépp lu ngeen mënti def na ngeen ca boole jigéen ñi te na ngeen ca seet jigéen ñi te na ngeen leen ci seetlu bu baax a baax moo tax tey ci seen bés bu màgg bi foo dem ci àdduna bi ñuy sargal jigéen ñi di sagal jigéen ñi di leen delloo lu ñu moom ñun dañ leen a fas yéene waxtaanee suñu émission tey mi ngi tudd Il parle d'elle, une émission spéciale dédiée à la femme en ce 8 mars, journée internationale de la femme. Sur le plateau ma àndandoog ñoo xam ni dañu leen a ràññee ci seen liggéey ak jox cër jigéenam moo tax ñu tànn leen des invités yoo xam ne dañ leen a trier spécialement pour que ñu ñëw waxtaan ak yéen sur la femme waaye di ngeen gis ay reportage wala boog ay jigéen ñoo xam ni ñu jàmbaare ay jigéen ñoo xam ni seeni taxawaay dina leen saf fa ngeen toog seeni yëngu-yëngu dina leen saf yéen par force tey fi ngeen toog di ngeen ne sa dëgg-dëgg jigéen rek moo wóor Ibrahima Mbaye Sopé di artiste Ibrahima Mbaye Sopé di soppe waa réew mi Ibrahima Mbaye Sopé di ko xam ni day liggéey ci art xam art miin ko bokk kook Sénégal di ko partagé ak moom bokk ci suñuy invité tey Ibrahima salaamaaleykum. maaleykum salaam DJ Boubs Boubacar mon frère maa ngi lay ziar bu baax a baax di am mbégte nag teew fii ak yow c'est un réel plaisir surtout que mu nekk bis boo xamante ni jigéen ñi ñoo ko moom. tuuti na sax ñu leen di wax ne le 8 mars rek la ñu moom ñoom bis yëpp la ñu waroon moom les 365 jours te it ñoo ko moom gars yi bañ ñi rek di sóob mais ñoom ñoo ko moom donc c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui bañ a anticiper nag ci beneen invité bi ba nga wax ko mais Baye Fall boobu maa ngi koy siyaar di ko bëgg bu baax am na solo di ko nuyu bu baax a baax di ko gërëm moom Ibrahima waaye dañoo àndandoo koo xam ni da di soppee jigéen ñi fu mu woote jigéen ñi ñoo njëkk a sol seen dàll ñëw fu mu woote jigéen ñi ñoo bëgg ñoom di ko delloo njukkal di ko sagal moom di ko sargal moom di ko tàggal moom ndaxte kat lu mu way da cee way jigéen ñi lu mu jëf da cee jëf ak jigéen ñi àndandoog ñoom bañ na ko sax ba kuy toppatoo ay mbiram yëpp jigéen la salaamualeykum Carlou D. waaw boobu maaleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax nuyu téléspectateur ITV yi di nuyu Ibrahima Mbaye Sopé suma xarit di am mbégte lool ci bés bu màgg bi ñu woo ma boole ma ci parce que gis nañ ne am na cër xëy na bu ñu am ci soxna yi donc ma ciy bég lool di leen sant ci invitation bi. ñoo ko bokk waaye bëggoon naa it yéen ñaar ngeen nuyoo Ibrahima. waaw moom sama sëriñ la. ndeysaan Baye Fall la bu ma jox cër ci lu yéeme ndax ni mu dëggoo. ak aussi particularité bi mu indi. maanaam lu bees ci mu indi ci wàllu musique bi muy def. ma koy siyaare bu baax di ko bëggee. et di la wax ni aussi ni ko soxna yi di consommer ñun aussi melomaan yi noonu lañ koy consommer. am na solo waaw te leneen lu gën a raar mooy du lu ñëpp mën a wax mais ñi koy consommer dëgg sax bu ñu waxoon àdduna bi tukki. pour wax la ni c'est un grand monsieur. dafa baax nag c'est un grand monsieur. bu baax la et puis xarit la ci suma soxna. man ak moom dañu am anecdote bi muy jamono yi muy xaw ma bu njëkk bi la woon wala ci jamono yu njëkk yi bi ngay dem Paris mu woo ma ci téléphone ñu déggoo boobu xamante bi sax demewul noonu. ma ne ko ku baax comme yaa ngi Paris te wetu mu ranke dafa gaaw foofu suma soxla mi ngi foofu mi ngi tudd ñaaña jox ko numéro am na ko woo ko ngeen jàppalante en tant que sénégalais boobu ba léegi nag dañoo gën a jegante. waaw pour baax la de parce que soxnaam moo ñu boole. parce que tey bisu soxna yi la. bi ma woowee jox ma numéro soxnaam boobu man ak Carole je pense dama ko doon gis ne rek ci concert. man aussi surtout pareil musuñu toog ba saafonte. mais mu ne ma tumbaranke gaano boo demee Paris
wool sama soxna te man maa ngi doon liggéey ak benn metteur en scène boo xamante ni tournée laa demoon pour 3 mois am naa fa kër am naa fa lépp mais pour firndeel cofeel boobu ak dëgg bi mu wax ma woo soxna si yàlla seede na ni dama dem Avignon ñëwaat tombeek soxna si nekkoon ci benn situation ndeysaan waa ji manqué ko lool na ci diggante pour wax la soxna si ba muy dem Paris di accoucher bu ma ko waree wax man maa fa nekkoon comme góor ak benn xaritoo bu jigéen donc taaw maa ko njëkk a gis moom taaw maa ko njëkk a gis ndax rek coloré tey doom ji kontaan macha allah photo yaa ngi ak ñun te boobu ba tey aussi soxnaam yàqu ci dara ñu ngi ciy wax ju rafet Baye Fall bi tamit fu ma gis jox ma cër sagal ma te moom moo ko mérité ndax Baye Fall ko ñuy sagal la donc sëñ Fall la. kontaan naa trop ci noonu nga xam ni dafa xam nga hasard amul yàlla day defar affaire yi muy gën a bu ñu koy invité ak yow bi ñu lay invité équipe de production bi xamuñu ni sax noonu la demee waaye lu nar a baax rek day baax ndax ci télé bii di ITV fa lañ ko bëgg a jaare sargal jigéen ñi jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay waaye dafa am taxawaay boo xam ne jigéen ñi dañu koy taxaw ci di ñafe ci léeg-léeg du mëtee léeg-léeg affaire yi dafay dëgër ñoom ñuy wër di ko taxale ba ci yore seen borom kër yore ci seen yaay yore ci seen njaboot borom kër gi di dépendre ci jigéen gi léeg-léeg du xëy na situation moo toll noonu moo tax dama ñuy àndandoo dem xool ay jigéen ñoo xam ne dañuy ñafe seen life lool ñuy soog a dellu si waat ci plateau bi image. jaay def naa ay bëccëgi diw jël naa ay piis di leble jënd naa bitig yi kaani poobar soble di jaay li ma mujjee jaay ma dugg ci kii gerte gu tooy gi laa daan saaf di ko jaay ak mboq bi mu demee ma duggaat ci fiiriir bu guddee ma fiiriir teg gis nga lampe baa ngi ci buntu kër gi xale yi yëpp xam nañ ko ne maanaam meer sa fiiriir bi nga amee ne nag jën amul ma toog ci laa ne xaaral rek ma yëngu bon ci leneen mami Samb mii dëkk Sambeen daan waaye tamit te fonde rek laay war koñ bi kenn fondeetu fi doo togg fonde di jaay ma ne ko waaye mami waaye dafa métti ma ne waaye fondeel ci laa commencé waaye dama daan xëy di tëdd ma dajeeg moom muy wër fonde dama lu tax doo fonde di jaay ma ne ko ay mami du jar ma ne ma essayel dina jar mais am naa lu ma ci gis naa ci sama bopp wax dëgg yàlla fu ne nag la nit di jógee di ñëw di jënd si fonde. nekk ku nangoo ñefe ngir njabootam Binta ci fonde bii lay dund ak di dundee. toll ci fanweeri at ak ñett dëkk ci benn baraak su xëyee teel jubali marché Sandaga ba mu am place su agsee préparé ay bagaasam segg café gi teg ataaya bi su noppee yeb ko ci puus-puus bi di wër di jaay. bi may liggéey maa ngi toll ni xale bi tamit bi may liggéey maa ngi jaay ndox bu sedd ñu may fay weer 2000 ma yàgg bëgg waar nag di ci ñafe may liggéey di liggéey ba yàlla dimbali ma may liggéeyu kër dund ci lu nekk nag waaye ma di ko jaayante rek ma demee ba ay 2014 bi ma amee doom noonu ba sama doom fer sama mag beneen bu góor bu ñu demee buntu Pikine di nga ko gis maas ma ne ko man daal bëgg na maa dem jaay mu yëkkati xaalis jox ma jënd samay termus yu ndaw yi jënd samay affaire mu yëkkati gaasam jox ma ci laa demee tool bi yàgg fekk fa samay mag yu góor tamit yoo xam ne ay doomu ndey lañ man dem fa di wut place ñu jàppale ma ci bu baax nag ak sama rakk papa Yaali Diouf ñu wutal ma place ku baax tamit daal di may pap ci buntu place am muy Aminta ma nekk fa di dóor waar ba yàlla ñëw def ma indi fa samay rakk ñu ne fa ku ma gisoon koo xamante ne sama mbokk nga yaa ngi liggéeyu kër fexee naa récupérer la dugal la ci njaay bi donte amul dara sax mais nga liggéeyal sa bopp moo gën. muy lu yombul dara ndax naaj bi day tàng loolu. metti na trop bala ngaa xam ne naaj bi metti na sax nga dem ba comme heure yi nii boo demee ba dugg si ay 1 heure jàpp 2 heures ba heure yi 3 heures tant que 4 heures jotul wala 5 heures rek doo xaw a am jàmm da ngay ñàkk di sotteeku sonn loolu daal metti na trop. bëggal naa sama yaay kër te moom rek laay ñëfe sama àddina lu may def suba ba ca ngoon sa rek sama yaay joojoo tax waaw dëgg la sama kër papa laa nekk mais ma sañoon tey ma amal ko kër moo nekk samay itte yaay joo xamante ne tey waroon na fekk ñëpp noppal ko tey muy jànkuwanteeg métti
ma xar sama tànk tubéy bi nag nekk jigéen nag ne dinaa ko faj te incha allah loolu laay ñaan. Mami waroon na si man soo ñëwee ma ne bës ma billaay mata joono si yëg nga yaa sa ñabootoy. moo ngi dëkk Kër Massar Aïssata Mabel Gaye mii bokk ci jigéen ñu njëkk a dawal bus ci Sénégal. tey moom Thiès lañ jëm. Aïssata mii ñu fas yéene fësal dundinam moo ngi dellu siwaat ci jaar-jaaram. du loo xam ne nag dama ko préparé dama demoon seeti sama benn beau frère bu ñuy wax Galaye Ndiaye Maris ñuy waxtaan dama dégg ñu naan Dakar Dem Dikk de dafa nekk recrutement ma ne ko man de waroon naa dem déposer ji mu ne ma moom kon yow doon di nga ñemee def ko ma ne ko waaw xanaa du liggéey rek mu ne ma fit de ngay demee waxal ma ne ko waaye yow daal yow fexeel ba ma dugg fa rek yow loolu bu si lisees bu ko lijjanti mu am kuñ fa xam mu woo ko kooku ne ko effectivement sax ñu ngi jël ay jigéen jël nañ kenn ku tudd Sophie ma nga formation ma ne ko kon am naa chance dañ dem a déposer mu taal oto mu dugg bureau moo ma tiré sax sama CV tiré photocopie kii bi permis bi ànd ak man taal oto ñu dem ñu déposer kooku nañu dinañ leen rappeler le lendemain si même jour bi maa ngi waroon a dem déposer carte d'identité ma ñëw mairie Kër Massar rang ba ay 18h rek ñu woo ma ne ma ku ñuy wax madame Diallo moom moo mu ne ma Aïssata mu ne ma waa Dakar Dem Dikk nee nañ suba nga ñu wuyu ma dem le lendemain ñu defal ma test defal ma visite médicale parce que ñoom loolu yëpp da siy bokk xool ndax li may wax ni mën naa dawal ba pare nag ñuy formé ma 1 mois 45 jours daal waaw entre conduite ak code de la route ak ñoom seen loi daal li ñuy seen bëgg li ñuy bañ li seen liggéey di am àndal quoi. juddu ci atum 1976 fii ci Kër Massar Aïssata def ci société bi di Dakar Dem Dikk ñetti at ci ren mu nekk jigéen ju mën góor am loolu itam fulla ak Pastef ci liggéeyam. mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo njëkkee nañu kër maire Saf Firir mujjee doon maire Fondé ñu dem ci ki nga xam ni dafa doon def moom tamit liggéeyu kër ba mujj di jaay ataaya biir tool bi yàgg waaye daal di dem tamit seeti ko nga xam ni moom moo di Aïssata dañuy def benn par benn faram fàccee xool seen liggéey Ibrahima boo seetee maire bi nga xam ni moom mooy jaay Fondé xale yi tuddee woon ko maire Saf Firir ni nga xam ni noonu lay ñafee ngir njaboot ban source d'inspiration la lay jox. Boubacar d'abord balaa muy dugg ci soxna soosu dafa am benn constat bu ma def ndekete est-ce que xam nga dara daaxul bëtu jigéen bu tëmb bëtu jigéen bu xaw a mel luy sànni ay xéewal te génnul dara daaxu ko te dara gënu ko yéeme bu dee mbégte lay génne wala safaan ba sax taar ba cay génne war naa inciter góor pour mu am yërmande ci jëmm jooju parce que dama ko xool sànq xool soxna si mujj fi muy waxee kay jaay café ñoom kenn waru leen café non ñoom kenn waru leen café xamul tax lépp lu ñuy def rek góor moo tax ak njaboot jigéen ñi lépp lu ñuy def góor moo tax ak njaboot imaginel kii bàyyiwul dara parce que simplement jàpp na ne xëy na am na fu mu toll di jaay lii matul mu mujj gi mu def maire Firir matul mu def maire Fondé donc ça veut dire que ñoom ñu ngi jéem est-ce que xam nga jéem boobu c'est très rare ci góor dafa gaaw a découragé parce que pour une raison très simple day jàpp ne lii mooy sama métier lii laa war a def jigéen gis nga lu ci bëree bëri bu ñu nekkul dans le milieu intellectuel en tant que tel te d'ailleurs intellectuel boobu dañ foog ni rek ñu jàng français ñoom ñooy ay intellectuel ñeneen ñi jàng alxuraan ak yeneen seen domaine ay intellectuel la mais moom dafa jàpp ni objectif am c'est de réussir soit ci bii lay doon soit ci bee bëggul njabootam xiif bëggul njabootam def naka sudul noonu bëggul borom këram xiif mi ngi koy sagal yaa ngi gis mi ngi jàpp de telle sorte que bëgg na téye njabootam xam nga ñii kenn mënu leen fay kenn mënu leen fay macha allah. Carlou bu nga gisee yaay boobu nga xam ni Firir def fii sottiwul mu def Firir sottiwul jën amatul jën manqué mu toog xale bi ne ko mais mère defal Fondé kenn fondeetul moom mu daal di dugg ci Fondé bi
tey fu ne la nit di jóge yore koppam ñëw jënd si fonde dem ñibbi. waaw loolu moom am naa ci expérience, damay profiter de l'occasion nuyu Say Ndambe. Say Ndambe. waaw li tax mu reetaan moom war na koo xam xëy na. Parcelles ku fa réussir tey nga nekk ministre wala député wala artiste boo mën a doon toog nga Say Ndambe ndekki. tabax na ci kër def na ci teraanga yu bari ay mbokkam ak li ko ñi ko wër te xamuma li ma na xam ne daan naa ñëw ci table am. daa nga ñëw ci table Say Ndambe ci di xewlu lu bari. donc soxna si saf firin moom la may fàttali Say Ndambe donc jigéen moom mooy solution bopp góor bu sa bopp ubboo sax boo toogee ak sa soxna gis solution. il suffit nga waxtaan ak moom wax ko problème bi nga am bu ne tekk balaa muy wax sax nga xam li nga war a def. waaw comportement am rek moo lay yóbbu ci kii toogaay bi mu toogee ak ni mu ne yàgg ni ñu ko mag yi waxee nii laa war a def ba mu jóge ci lii bu dee ku am yëg-yëg nga jigéen à un moment dootul bu passé 40 ans sëyalatul jëkkëram njaboot gi lay sëyal mu ngi ci lu leen neex buggul ku xeeb jëkkëram jigéen góor tax na mu dugg kaso ci rek ba suturaal ko góor tax na jigéen bëggatul dara lépp fu ne njëkkee ci jaay ay takkaayam ngir sagal góoram yore njabootam donc jigéen moom da nga dugg ci sujet boo xam ne man ndaw si dafa tàmbali suma xol tooy trop parce que daf may fàttali yu bari yoo xam ne kenn nettalu ma ko maa ko dund donc sujet bu doy waar la daal dafa yaatu lool. dëgg gannaaw mère Firir kii soxna si moom nee na dafa liggéeyu kër waaye dafa am wax bu mu wax dama liggéeyu kër daj ca lu ne soog a ñëw wax magam ne ko dama bëgg bi doomam fere mu ne ko dama bëgg a jaay magam yëkkati di góor jàppale ko mu dem di jaay ataaya di jaay café Touba di def ko ci pousse-pousse di dox à travers des artères de la ville de Dakar di ko jaay te tey mu ngi ciy faj soxlaam di ci dajale woo ñeneen ñi nga xam ne dañ doon liggéeyu kër ñu ñëw mu wutal leen pousse-pousse ñooñu tamit di def ni ñoom moom bu jaaree rue Docteur Thèse ñële jaar rue bële ñuy bële ñoom ñëpp ñu jaay bu ñu jaayee lan la bëgg ëllëg ndëgëm mi ngi sax si kër papam nee na waaye dafa bëgg suba wutal yaayam kër loolu rek moo tax muy sonn. non dafa yéeme man bi may wax sànq rangooñu soxna yi moom moo tax xam nga Boubacar dañ naan jigéen jàngaaniwul nday jaay sëriñam boo seetloo muy góor muy jigéen rawatina sax ñoom souvent lu ci bari ñu ngi koy taataane ci seen njaboot. ci seen ëttu nday man daf ma rappelé lu ndaw loo xamante ni j'en profite pour delloo sama yaay njukkal delloo ko njukkal bu baax. parce que man dama nekk orphelin de père sama papa daf teel a gaañu sama yaay taxaw je suis né d'une famille très modeste. ñaari néeg la ñu amoon yoo xamante ni village ba sama yaay dëkkoon sama maam ku fa jógee war a ñëw Dakar daan la demal kër Awa am na ay néeg yu bari boo demee nga toog fa donc suñu kër chaque jour da daan bari ay nit sama papa gaañu sama yaay taxaw parce que boobu maa ci mag te 8 ans 9 ans laa am muy jaay comme soxna soos di jaay ay caq ay ferek lu ne pour bëgg rek njabootam bañ a tumburanke donc bi ma gisee soxna si moom laay ci sama xel ci moom la dem pour lépp lu mu def kër papa mu nekk loo xamante ni pour man dama jàpp ne ñoom ñooy suñuy sëriñ te wax nga léegi li mu def du moom moo tax mu def ko xam nga jigéen li ko dundal yomb na bu fekkoon lu doy rek ci biiram yomb na mais day def loo xamante ni dafa bëgg mu laaw mu gën a siiw et pour wax la intention yu baax yi ñuy am xoolal soxna si bi mu jaayee café gi mu gis ni lii kat am na lu ci am dafa woo ay copinam ñi daan liggéeyu kër
et la preuve am na benn clin d'œil bu may def soxna yooyu nga xamante ñooy liggéey ci kër gi. dafa am lu mu waxul de mais ca biir kër ga am na fa ay problème nee na ma daj ca lu ne. ma daj ca lu ne la wax. ça veut dire que aussi ñun war nañ bàyyi xel soxna yooyu di liggéey ci suñu biir kër yi. dañ leen di teg ay métital des fois nag mën na am seen moroomu jigéen teg leen ko mais lu ci bari aussi ñun ay responsable am na on est responsable. en quelque sorte mu bañ loolu indi loolu mu def mooy créer benn société li mu créé nii société la. parce que bu fekkee jigéen bu nekk chaque jour boo ñëwee mu génne njëgu juróomi téeméer defar café jox diw ku nekk jaay muy juróomi téeméer nga indi donc 7500 taxaw na bu ñu jëlee 2500 yi dugal ci kees chaque jour ku nekk boo ñëw mu jox la téeméer nga dem jël ca loolee des suba mu toggaat ca beneen café jaayaat bu ko defee 10 jours chaque jour bu économiser téeméeri dërëm 10 jours yi mën na nekk dara mën na nekk lim 20 jours mën na nekk lim 1 mois mën na nekk lim ak booleeg nag bu fekkee mbir mi dox na ba mu indi ñeneen. kon gis nga ñii c'est-à-dire fa ñuy xalaatee gis nga jigéen c'est pas pour rien yàlla ni ko defaral kër gi bu doon ñun ñi la kese Boubacar nañu waxante dëgg. suñu kër yi dina yéex a defaru. Carlou ñaata temps ngay def à l'extérieur ci ay voyage ci ay tournée yor sa guitare Boubacar la même chose bu ñu ñëwee ci kër gi sax des fois dañuy continuer suñu liggéey te duñ ko tey boobu soxna yi ñu ngi toog di xool c'est de véritables mathématiciens. dëgg la ñu ngay calculer lii nangam man sama soxna dafa toog benn période bi may jógee CNRA net quoi affaire bi commencé am beneen tournure pour wax la rek ñoom fan lay jàppalee. elle vit au Canada mais dafa ne ma non je viens près de toi durant 1 an ñu xool lu ñuy gérer suñu kër bàyyi liggéey bi mu doon def ñëw taxaw il est à côté de moi ba pare benn moment damay jël rek lu yomb xam nga góor dafa bëgg lu yomb des fois damay xool li ma yor rek ma jox ko rek gàntu nag jàpp suma njàmbur dama koy bàyyi durant 1 mois moom mooy gérer mooy calculer c'est-à-dire man je ne fais que dërëx ñëw lekk te di nelaw génn dem c'est elle qui calcule tout bu manqué yëguma bu ëppee yëguma moom mooy defar te kii damay ñaan ci sell bi ñuy sell nii ñu ñaanal ko mbégte mu am maanaam yaayam ji mu yéene kër. amiin yàlla borom bi mottali ko. borom bi mottali ko. amiin lu kaax. li mu wax la franchement jigéen waruñu lu dul jàppale ko. te jàppale jigéen mooy xool li dalal xelam ñu tàmbalee ci loolu boo bëggee génn sa kër suba dellu si 2 heures 3 heures du matin dimbali woo sa soxna ndax xelam du dal bu xelam dalul li nga ko dénk du ko téye sagom donc day baax waxtaan bi tàmbalee ci ku ci ne lim bëgg moromam nangul ko ko est-ce que mu nangul ko ko ngir dimbali ko mu dimbali ko noonu daal man njàngat boobu la am ci suma diggante ak suma soxna gërëm sa soxna nag yokk ko cat la waaw bugguma cat topp ko mais moom xam na man xam naa te li may bëgg a wax it nit ñi déglu xam nañ ko Sénégal gépp xam nañu fi ma suma soxna toll ndax bi suñu borom jëlee suma yaay ji nga xamante ni moo tax ma yëngu ci àdduna ndax ma dénk soxna soo xam ne mat na ma sëkk yàlla na ko suñu borom lafal cat li ma dimbali ci moom mooy waxtaan yu bari moo ko jëlee ci man te maguma amul lu ma ëpp mbaa lu ma mën a jaay lu ma mënta jënd mais nit ñun ñëpp ay nit lañ muy président bi ba ci kilifa diine bi day déglu soxnaam te boo dégloo sa soxna doo juum ndax sa bët bi suufa ngi ci sa doomu ndey la koy wax doomu ndey nag boo xasee tàkk soxna ginnaaw la lay féete sa soxnaa ngi ni ci kanam mbaa mu peggoo ko yow leer na nañ alors fi nga xam ni foofu lay daanelee dafa am kenn ci ñoom koo xam ni dafa def yàppaat son métier c'est pourquoi elle a attiré les regards chez nous nekk Dakar Dem Dikk ñun tàmmuñu di gis jigéen muy dawal oto ñun ñu ne ci biir c'est pas dans nos habitudes du lu ñuy gis tout le temps chauffeur car rapide Ndiaga Ndiaye Tata ba ci bus Dakar Dem Dikk ku koy dawal góor nga góor ñi loolu métier góor la moo tax ñun ñu taxaw ci moom ah loolu métier góor la mais Boubacar. mais non dañu ne. Boubacar waaw. Boubacar góor moo siis. góor non métier góor la góor moo siis. xam nga góor siis. góor benn moment dafa jàpp ne société bi li fa am yëpp ci métier
xajaloo ñu ko ak jigéen ñi wala bu ci jigéen ñi bokkee ñoom seen as tuut mu leen di dese. góor commencé di gaafal jigéen ci yu bëree bëri. xam nga loolu fan la commencé ca maam ya ba ñu toggee ci biir kër ñu naan góor wala boog jigéen du sol daalu jigéen du sol daalu góor. loolu c'est l'histoire ah. dañ daan wax ci kër yi. jigéen du sol daalu góor n'est-ce pas. xam lan moo taxoon. boobu daal bariwul. ndool jàpp nañu benn daal mooy am ci kër gi léegi pour jigéen ki toog dañ naan jigéen du sol daal yi góor du sol daal yi di wër rek. wax na yàlla góor du sol daal yi di wër rek jigéen nooy génne boo solul ay dàll. doo dem fenn da ngay toog c'est-à-dire l'homme a toujours cherché à confiner la femme ci benn cercle. mu toog fenn kese. muy dem di indi di ko jox. dëj ko mais bi jamono ji commencé changer nit ñi commencé muus jigéen ñi di jàng comme góor ñi di daj li ñuy daj. benn moment ils se sont rendu compte que non attends lii jot na. lii jot ñii il faut ñu jox leen seen place dans la vie. dawal la bu mu ci mënti doon. muy électronique ak beneen bu mu mënti doon embrayage ngay bës dugal premier. dawal da ngay jàng rek. te jigéen ñi macha allah yàlla may leen xam-xam. mais comment se fait-il que léegi ñu leen nangam ba tey jii ñun on a du mal man daf may arrivé man sama wàll bopp boo gisee benn gendarme wala policier sax wala bu amee ku jigéen sax day. foo mu def tilt dans ta tête waaw day attirer sa attention te je pense que war nañ dépasser loolu ba dem ci feneen parce que européens yi occidentaux yi loolu lañ ñu rawee da ngay gis sax dans des prisons pour hommes da nga fay gis ay ñoo xamante ni ay jigéen la ñuy daan donc ça veut dire que ils sont conscients que ku nekk war na mën a liggéey ku nekk même si bu fekkee doole yi yemul je pense que ku nekk daal war na mën a jàppale moromam ba ñu gis ne que li góor gi di def jigéen war na ko mën a def. y a pas de son métier pour toi aussi Carlo. waaw li mu wax dama ko gis man ci beneen angle boo gisee góor lu fiir day bañ a ñàkk fayda. parce que sa moromu góor wax ju waxuwul rek ju mu jëlee ko si jëmee ko si sa soxna bu waxuwul ñàkkal na la fayda ba tax na lu tax mag ñi daan bëgg jigéen bu génn dem liggéey mooy la muy jànkonte ci biti. waaw da ngay bëgg a protéger sa soxna. doo bëgg mu génn ndax ñun xam nañ li ne ci biti. parce que ay góor lañu étape bu ne jaar nañ fa xam nañu suñuy xarit ni nu mel. ak suñuy moroom. donc yooyu ngay bañ étape yooyu doo ko ci wóolu. waaw parce que soxna xelam li naan dëgërul noonu. mbaa boo ci gisee koo xam ne am na yar boo xam ne mën nga ko bàyyi mu fanaan ci biti ñibbisi te du jànkoonteeg benn jafe-jafe loolu yar boobu moo neetul ci ñun. waaw donc ba tax na souvent dañuy toog di waxtaan ak soxna yi et puis di surveiller bu baax di lijjanti bul def lii bul def lee góor ay def lii jigéen du def lii. moytul lii ak bul dem fële. loolu yëpp ci ñàkk wóolu la ak peese goo war a peese ba mu doy la. waaw mais nag jamono dafa dox fi mu nekk nii góor baax na jigéen baax na lu góor di def jigéen mën na ko def. su métier moom amatul ci métier léeg-léeg nga gis ay jigéen ñu mën a guitare. ñu mën a xalam sax lool. waaw ba jaaxal ma. ñu mën a xalam ba jaaxal. te léegi nga gis jigéen ñu mën a def aar. loolu sax. léeg-léeg nga gis xale bu jigéen bu toj télévision. waaw lu ne ngay gis. kon daal ñoom gàcce ngalaam. non ñoom ay borom baax lañu man kay fi may rejoindre ay Carlo benn moment d'accord ci li mu wax mais indi ci beneen équation mooy. xam nga nit aussi mënoo ko takk ngeen di nekk te wóolute bi xaw a des tuuti. est-ce que ñun ñàkkuñu wóolu jigéen ñi parce que óoluwuñu suñu bopp tamit des fois parce que nit mën a nekk ci benn situation njort ni man li may def est-ce que. ki ma seqal bu génnoon. am possibilité yi ma am du def man li ma mën a def. est-ce que c'est pas tout le temps la raison c'est pas tout le temps la raison. te aussi yàlla xam na ne man bu ma génnoon seeti benn soxna. mënuma xalaat ni sama jabar day génn seeti benn góor. parce que c'est pas mënul nekk. man ñiy Baye Fall am droit yi am ñeenti jabar boo neexee ma dem seeti keneen. comprendre nga fi may waxee. donc xëy na des fois njort mën na tax nit aayal nit par rapport à une situation bien donnée. l'Occident foofu la ñu rawee moo tax des fois tamit nga gis ci seen ay xeetu jëfin loo xamante ni mën nañu bett ñun. mën nañu choquer sax à la limite. parce que yar bi tamit ci je pense que joué na lu bari ci suñu ay soxna. joué na bëri aussi ci ñun suñu comportement mais lu si mënti am boo óoloo nit je pense
xéewal rek lay doon ci couple quoi. kóolute gi waaw day indi xéewal ci nekk ni. tout à fait. merci beaucoup alors loolu mooy sujet yu njëkk sujet beneen bi ci topp dañu di gis koo xam ni da di Mame Diarra Bousso la ñu koy wax waaye Mame Diarra Bousso moom ingénieur ci jigéen nga xam ni jigéen ñaa ngi dem seen yoon buñ ko waxee buñ ko waxul buñ ko seetee buñ ko seetul buñ ko seetluwee ak buñ ko seetluwul ñoom ña nga ca bu baax a baax dama leen di yóbbu ci Mame Diarra Bousso ngeen xool ko ba noppi ñuy soog a dellu si waat Mame Bousso. S'il arrive à Selbé Ndom de se tromper souvent sur ses prédictions, Mame Bousso Fall, elle, ne se trompe jamais sur ses estimations. Parce que, en réalité, elle n'a pas le droit de se tromper. Ce qui l'aide, c'est son GPS différentiel, son plus fidèle compagnon. Nous, notre travail consiste à guider, par exemple, les exploitants de carrière et les explorateurs miniers. On prend un point de référence. À partir de ce point, on peut avoir une hauteur. On prend les points. Là, on a une hauteur, des coordonnées précises. À partir de ces données-là, on va au bureau pour faire le traitement des données. À partir de ce traitement, on peut avoir la surface en hectares et puis le volume. Après, on peut dire à l'exploitant de carrière, dans votre surface, vous avez tant de mètres cubes de sable à exploiter. Eux, c'est à partir de là qu'ils vont faire leur business plan pour sortir un peu leurs dépenses et tout, pour voir après l'exploitation, est-ce qu'ils vont y gagner ou pas. C'est le même travail que Mame Bousso fait également avec les exploitants miniers, un milieu très masculin dans lequel elle est parfois obligée de rester plus d'1 mois dans la brousse. Mais quand vous voulez que Mame Bousso fasse quelque chose, mettez-la au défi. On est sorti de l'Institut des sciences de la Terre. Même à l'école, par exemple, chaque année on prend 20 étudiants, mais souvent c'est 2 filles. Donc le ratio c'est souvent 1 sur 20 ou bien 1 sur 10, 2 filles. Et à partir de 5e année, parfois même il y a des promotions où il n'y a pas de filles. Après l'ISC, on a 5 domaines, c'est-à-dire le pétrole, les BTP, la géotechnique, les mines et les forages d'eau. Donc dans les mines, il y a rarement de filles. Par exemple, quand on choisit les mines, ça veut dire qu'on va travailler par exemple à Kédougou. Parce que la plus grande partie de l'activité minière se trouve à Kédougou ou bien à Thiès. Et puis là-bas, tu restes 45 jours, tu viens pour faire 15 jours à Dakar, 15 jours de repos, c'est pas évident. Personnellement, c'était un défi. Au début, ce qui m'a motivé de faire ça, on m'avait dit que c'est pas un domaine de femmes. Et ça, c'était un défi pour moi. Et c'est parce qu'elle est l'une des rares femmes dans un métier très masculin qu'elles se sont obligées de faire 2 fois plus que les hommes. Parfois, les hommes sont un peu machos. Qu'on le veuille ou pas, on a été éduqués comme ça. Quand on est femme dans ces milieux-là, on est obligé de travailler 2 fois plus. Par exemple, là-bas, quand tu es dans un camp où il y a 100 hommes, tu n'es que une fille ou bien 2 filles. Chacun te regarde, à la moindre erreur, on te dit voilà, le mota. Donc tu es obligé de travailler vraiment dur. Parce qu'à partir de toi, tu ne représentes pas toi seulement, tu représentes tout un genre. À partir de tes erreurs ou bien de tes efforts, ils vont caricaturer tout le genre. Donc tu es obligé de travailler et ils te testent ça. Des efforts qui demandent un certain nombre de sacrifices. Heureusement pour elle, Mame Bousso a le soutien de sa famille, sa première source de motivation, nous dit-elle. L'année dernière même, j'ai laissé mon bébé de 4 mois pour aller vers la frontière avec la Guinée. Mais tout le temps, ils m'aident. Par exemple, ma famille, ils sont toujours là. J'ai un mari aussi qui on s'est rencontrés à l'université, donc il savait déjà
quel type de travail je faisais. Et lui, c'est ma première source de motivation aussi. Il me motive. Même parfois, quand je suis découragée, quand je dis que bon, ça c'est difficile, il me dit que non, il n'y a rien de plus difficile pour toi, ça. Aujourd'hui, Mame Bousso Fall a relevé le défi. À 35 ans, elle dirige sa propre entreprise. Elle emploie aussi bien des femmes que des hommes. Elle s'occupe bien de son époux et de ses 2 enfants. Assistance visa chez Expert Group Voyage. Vous êtes étudiant, vous voulez voyager, vous êtes homme d'affaires ou même vacancier. C'est le moment, passez nous voir à Expert Group Voyage. dañ lay toppatool kayit yi nga bëgg yëpp ba noppi nag jëlal la rendez-vous nga dem wuti sa visa yëpp jaar ci yoon ba noppi nag sa billet d'avion sa assurance lépp ñu toppatool la ko même sa réservation d'hôtel. Merci beaucoup, bon voyage. Merci, c'est gentil. mais Bibous lu bees na mën naa la yow tamit fii la. bëgg naa fii la gën gaawee Expert Group commerçant yi sportif yi ak fonctionnaires yi surtout sama mbokk sportif yi nag ñëw leen fii mooy agence Superstar yi. Bon voyage. Merci beaucoup. Ok. Central Park, ex-centre commercial 4C. Appelez-nous au 77 048 01 56. Nous sommes aussi au centre commercial Touba Sandaga, 3e étage, au 77 720 89 32. Nous sommes aussi dans les régions à Saint-Louis, sur la route de Khor, 77 767 54 54. www.expertgroupvoyage.com. jërëjëf Mame Bousso di ko naw di ko respecté te it di ko ndokkale tey mu nekk jigéen boo xam ne ingénieur la balaa may ñëw ci soppe tey bi yoon nii lay jaaree Carlou ingénieur bii nga gis muy dem ba ci frontière bi di def ay 45 jours di étudier suuf si ci entreprise am laataa muy joxe ndigal pour ñu exploitants yi mën a exploiter. waaw loolu moom responsabilité bu mag la boo xam ne boo ko dégloo ni muy waxee nga xam ne ko am jom la parce que calculer na ku ko bañ a ree pas moom kese mais ak mboolem kuy jigéen donc buggul ku yab jigéen et responsabilité boobu ak jom boobu mu am je pense moo tax mu ne fii ko yàlla suñu borom teg te yàlla na ko suñu borom saxal waaw et di delloo njukkal soxna si nu dénk liggéeyu Masaalikul Jinaan bi soxna suñu dénk liggéeyu Masaalikul Jinaan moom it waaw ingénieur boobu nga xam ne moo defar waaw c'est l'occasion ma leen ci sant bu baax ñu jaajëfal ko gërëm ko ndax liggéey boobu du liggéey bu ndaw tamit am na yeneen ak yeneen ñoom it seen liggéey bi yóbbulul dara soxna si yeewu fajar dem taxaw Soumbédioune di xaal gaal teer mu duy di wër benn jafe-jafe bi la ku ci nekk ak tâche ba ko suñu borom dénk mais daal lii day wane na rek jigéen jot nañu wóolu ko di leen jox ay place de responsabilité yu mag waaw. Ibrahima. waaw d'accord bu baax sax ci suñu li sama frère wax parce que boo xoolee bii nag li tax mu spécial mooy métier la bu warul am jumte. c'est mathématique c'est 1 + 1 = 2. amul leneen bokkul ak togg akara wala ngay saaf firiir wala dara mën naa ñor mën naa bañ a ñor nga jaay ko mais liggéey bi mu nekk dafa sensible parce que li mu demandé ay exactitude la amul maanaam ku ci jàng. ñu ñëw jël mesure yi dem bureau ba. gis nga calculer ji liggéey soog a génnee seen données génnee seen résultat joxe exploitant yi soog a tàmbalee liggéey. gis nga ça veut dire que loolu bu amee benn njuumte bu ci nekk rek y a un problème donc heureusement bi nga demee ba xamante ni ñoom conscient nañ que lii loolu responsabilité la est-ce que nag réellement comme ni ko Carlou waxee responsabilité boobu nekk sur le plan intellectuel dafa tax ñoom ñu ëpp dayoo suñu yaay yi nga xamante ni ñooy jóg fajar di jaay carotte wala di jaay chou ñoom ñëpp am nañ même mérite bi mais bii nag dafa nekk ci domaine boo xamante ni li mu demandé dafa laajte ak xarañ dafa laaj benn professionnalisme. loo xam ne da nga ko jàng. da nga ko jàng. et je pense que loolu mi ngi commencé di bari léegi. boo seetloo auparavant
liggéey yu bëri wax nañ ko amul woon ci jigéen ñi réalisation xoolal rek léegi da ngay gis jigéen ñoo xamante ni li ñuy réaliser sax macha allah est-ce que émission bi sax jigéen moo koy réaliser. ah kay jigéen a ko bind. jigéen a ko concevoir jigéen a def reportage yi. jigéen a def plateau bi jigéen a organiser lépp li ñu toog. góor ñoo soog a réaliser. waaw noonu la loolu mooy kër loolu mooy diwaan donc benn moment il faut ñuy gis di ñu bàyyi xel mais lu si manti am man xam naa ni ñoom bu ñu leen bàyyee tuuti xaw leen bàyyi bi nag dafa am fu mu yemoon. non foofu après balaa ñuy tëj dinaa si ñëw. non wax moom bàyyi ban nga bëgg a wax buñ leen libéré. ñu libéré leen. waaw ñu libéré gën leen may doole. gën leen may confiance. je pense que mën nañ liggéey lu nekk. mais dafay am aussi beneen regard boo xamante ni ci lañ koy toftal. xam nga tey jii li soxna si wax dama ci d'accord mais fenn rek laa ci xaw a indi tuuti lu xaw a tey sama xel mais de façon positive mooy bu ne après ça devient un défi. défi baax na trop mais est-ce que xam nga bu ko defoon pour le plaisir de le faire ci lay ëppee njariñ xam nga tey jii bu soxna su jigéen ñëw ay waay soxna su jigéen ndax soxna su góor daa am bu benn soxna ñëwoon ni man li Boubacar di def ko défi dama koy def comme moom il peut pas Boubacar yàlla daf ko may ay dispositions yu mu mayul jigéen may ko sax góor donc mënoo ko def comme moom mais jàpp ni man dama war a def liggéey Boubacar di def fam ca toll ak ndam lam ca am macha allah man war naa def lu ni mel à ma façon pas mu bañ a nekk genre sous forme de non défilé damay nangam parce que plaisir bi ngay am bu fekkee dafa jóge ci liggéey ak xel ak xol dafay uute ak bi nga xamante ni da nga ko def ngir yenn défi parce que défi bu la ci defee fekkee rek ça te coupe. kii macha allah li muy am xam-xam gis nga bu fekkee dafa jam non li góor ñuy def laay def bu amoon déception benn rek da ngay gis mu ne chut dootul dem mais bu fekkoon plaisir la elle va se relever tous les jours. donc ñaari yoon la yu xaw a nuroo xaw a jege mais am na lu tuuti li leen xaw a waaw waaye nag man ànd naa ci défi bi de défi bi mooy école bi ay góor rek a fiy jàng. lii góor ñiy jàng ñoom góor ñi rek a koy jàng man jigéen défier naa ni dinaa ko jàng ba réussir ànd naa ci défi de. ñu ngi naan te dañ lay testé. te dañ lay testé góor ñi ku la testé moom nga défier ko. waaw pour man c'est automatique. c'est automatique waaw d'accord naa de mais dama ni dañoo jige xaw a am fu ñu wutee. te bokkuñ gis nga tey jii nii ñun ñoo war a dem ba accepter benn affaire mooy li ma wax sànq dootul jar ñoom ñu koy def défi dañ leen ko war a accepter pourquoi muy arriver à un défi. dañ leen war a ubbil. ba dootul nekk défi jox leen seen lépp. voilà dootul nekk seen plaisir. ça doit être un plaisir c'est-à-dire que dañu war a ñëw ci école yi parce que non man école bee laay dem parce que ay góor ñu ngi fa nekk. damay ñafe fighting non waratul toll étape boobu. mais dañu war a ubbil ba école bi ni fa góor nekkee noonu la fa jigéen war a nekk et puis que ce soit ordinaire. mais xam naa ne ñii dem ci àll bi 45 jours nag yombul de. ñii seen défi dafa grave de. man peut-être fi ma d'accordul tuuti rek mooy fi mu ne ñoom li ñuy def xarañte boobu maanaam moo ëpp solo tuuti que li mag yi daan def parce que mag yi li ñu def tamit ñoom jàng bu rëy la nit woyal na soow ba sonn woyalul la yaay daan woyal woyal na soow ba sonn te woyalul la yaay daan woyal billaay walaay nit arawal na jëkkëram ba sonn arawul la yaay daan araw donc si mag ñi dañ ko doon def ak technique tout à fait école yee bokkul araw boo xam ne da nga koy lekk mu rees léegi du la indil benn problème bokkul ak araw bii booy di la araw ngay naan ay septonique ak pour mu wàcc ndax coono. dugub bi moo am OGM. du dugub bi moom benn bi la. engrais yi ngeen def si dugub bi. moo tax araw bi dëgër moo tax. mu am léegi loolu lu koy indi Carlo maam bu daan araw sunguf bi lay araw léegi ñoom soxna si léegi nii bu ñuy araw ku góor ki la ñuy araw. balaa loolu jàpp na ba set di ko araw di jàpp ba sell ne bismillah rahmaani rahim doo ko gis ndox tàmbali loolu moom seytaane day dugg ci sa kaas bii dëgg la wallahi azim yooyu ñoom dañ leen doon jàngal booy dugg sa waañ booy génn booy teg sa tànk sa néeg booy génn tànk bi ngay jiital booy jël bool boora démb sama soxna dafa jël bon bu bees mu rom ma mu jël cin bi rek rom ma ne ko tegal cin bi tegal ci suuf mu ne ma ne ko tegal cin bi ci suuf mu teg cin bi taxaw di ma xool ma ne ko jëlal mu jël ma ne ko demal
mu bëgg ma wax mais la ma doon mën a ko góor kenn du ko romb ak cin. C'est très grave. am na lu muy am na ay conséquences yu doy waar ci góor. Tout à fait. man dañ maa tegal cin ba ma am cin. du ma am cin nag ñu may romb ak cin samay biir kër. dëgg yàlla. loolu ay détails yu ndaw la yu am solo ci dund. mais jàngaluñ ko booy. non secret boobu amatul léegi ah. am yu bëri yu ñu war a xam te xamuñu ko. pourtant très important. pourtant gis nga loolu buñ ko jëloon xaw ma dañ koy moderniser xaw ma dañ koy boole ci seen. jëfi tey école bu rëy la. ça aurait été bien école yi bokkul. ça aurait été bien mais lu jafe ngay wax ni de fi mu ne tu peux faire un test xale yu jigéen léegi yi mën a mooñ elles sont très rares xale yu jigéen yëpp mën par exemple lu ci gën a yomb Carlo laa lay wax est-ce que xam nga xale yu jigéen léegi mënatuñu sang seen ay doom am na si te loolu maam da ko daan def léegi dañuy gis ko am doom mais doo ko mën a dàmp waaw loolu maam moo ko xamoon donc yooyu nag bu ñu ko jëloon ay faits de société yu normal la bu ñu ko jéemoon appliquer ci ñoom seen jëfin rek doon na gën a am solo aussi. ñu leen di sànniwaale xeer nag. rafet na waaye fi nga xam ni fa la ñuy tëjee dama leen di wanale ak Aram Ndiaye foofu la ñuy jeexalee te di benn jigéen boo xam ni vulgarisateur la dafay defar pneu ma nga nekk Tëngéej ci juti ba alama mbokka di nuyu jokkul xeer jokkul wàgga jokkul njureen jokkul njaayeen Kolobaan Mérina Coxna Thiawlène Dangu Sanca Bod Sanca Ba ak Daaru Salaam ak Kolobaan ak Guy Murit foofu yëpp ca Tëngéej alors Aram jigéen la boo xam ni am na sax ay malheur yoo xam ni dal na ci moom gar bi ñu defee reportage bi ba pare parce que fi nga xam ne fa la doon liggéeyee dafa mujj tàkk ba jeex ñu dem xool ko te dellu si waat. tey ñu leen di xamale ak benn jigéen ju jàmbaar nekk royukaay ci askanam moom mi ngi tudd Aram Ndiaye nekk jigéen ji njëkk juy def vulcanisation maanaam saytu lépp lu jëm ci wàllu pneu fii ci Sénégal. Aram mi di ñu xamal ni jàppale borom këram ak bañ a banq ay yoxo di xool moo tax ba mu dugg ci bileb liggéey ci atum 1989. métier bi moom sama jëkkër moo utoon ay employé léegi nag mu neex ma lool ndax xam ne jigéen moom taaram mooy góorgóorlu rek gëm sa bopp te ma gëm sama bopp sama jëkkër jàppale ma waaw may ma doole. mu nekk liggéey bu yombul loolu waaye moom nee na passion ak bëgg-bëgg bi mu àndal di xalaat itam lu mu war a yóbbul njabootam tax ba buy liggéey day mujjee sax neex. non la dara jaferu loo jafe rek mu jafe boo gëmee sa bopp yaakaar naa jafe-jafe du am daal waaw man moom dama gëm sama bopp. waaw chaque jour maa ngi am lu ma neex rek wàcc am lu ma dundal sama njaboot am lu ma faj sama soxla rek sant yàlla. xale yi mu jël ci bërëbu liggéeyukaayam bi mel ni ku koy dëggal ndax nee nañ Aram mi jigéen ju mën góor la. daanaka ñun ñëpp daanaka moo ñu fi jiitu daanaka ñoo ñu jàngal métier bi ñu nekk nii tey jii ñu liggéeyee comme ñun tooguñu fi ñoo ngi féetee Tamba moom moo taxit mais saa yu ñëwee bëgg nañ ko ñëw jàppale parce que gis nañ ne bëgg na liggéey bi trop te jàmbaar la ci encore teg ci konoon tey bu doonoon ñeneen mënoon nañ ne de lii de liggéeyu góor la daanaka su ma sañoon mënoon naa ko bañ a def mais séntuwul loolu noonu. premier jour bi ma njëkkee ñëw fekk ko ci atelier bi ma ñëwee ne sama pneu bi dafa crevé bi mu nee ma tegal nii pneu bi jël démonté bi di ko démonté dafa am lu bari loo xamante ne si dafa nekk daf ma dugg quoi c'est parce que liggéey bi boo xoolee li ci ëpp liggéeyu góor la moom en tant que jigéen mu di ko liggéey ak liggéey bi nu mu méttee jël démonté di démonté pneu rek dafa métti te daf koy defal boppam. borom këram dëddu bàyyi ko ak njaboot waaye Aram xar tànk tubayam di ñefe ngir mën a dundal njabootam. lu nekk rek dama ko bëgg a ñafe sama bopp waaw moo tax may xëy 6 heures du matin bu dee wàcc te gëm sama bopp rek bëgguma ku ma yeb loolu moo tax te sama jëkkër loolu la ma daan wax soo waxee mu ne ma bul nangu kenn yeb la nit ki da ngay gëm sa bopp te yàlla na ko yàlla yërëm te yeex a ñëw. njaboot googu sax mel ni ñu ñàkkul baay ndax yaay ju mat ji ñu am. dara manqué moom dara manqué ñu ngi sant yàlla alhamdulilah depuis sama papa bi mu gaañoo moom manqué ñu dara sama papa fu ñu doon taxawoo yëpp mu ñu fay taxawoo
liggéey taxawu njabootam saay su ne gëm ni àdduna góor ni ki jigéen ñoo yem fa yàlla lii mooy wayu aram mi des di jooy wetalam ba. ma koy jooy ba léegi mënu ma kaa fàtte loolu la rek su ma sañoon ma dund ak moom lu bëri waaye yàlla bu soxlaa ñëpp ñàkk waaw ma koy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko yàlla xar àjjana. Aram ci Tëngéej waaye damay njëkkee laaj Carlou D mën nga changer sa pneu oto. waaw dinaa koy fal daan naa ko def nag. daa nga ko def waaw non ndax mën nga ko nga dem ba si péage bi nga taxaw ñu wàcc boo mu ne mën nga ko dañuy ànd léegi ma jël caméra yi ñu dem ba ci biti ñu ne la changer sa pneu oto nga dindi ko changer ko dindi bloc bi dugalaat. man boobu xam nga Sénégal dañoo xamul dëgg-dëgg Carlou D. ci télé bi rek lañ koy gis. mais li ma ci mën bari na de. li si mën bari na loolu sax kon baax na mën ngaa changer sa pneu oto. franchement mënoo ko. kon baax na xool nga Aram Ndiaye borom këram moo doon def métier bi mu ñëw di liggéey ak moom ba borom këram génn àdduna mu continuer di ko def yor ci njaboot gi. njaboot gi yaa ngi leen di dégg ñuy wax. ban réflexion nga ci def. mooy dëgg lay dund. dëgg lay dund te dafa dëggal li ma wax sànq ne góor fiirul day bañ ku ko yeb. dégg nga ci waxam ji nee na ko jëkkëram dafa ko doon wax bul nangu ku la yeb. bu ko bàyyee muy génn 6 heures du matin di liggéey foo xam ne moom rekk fa ne confiance du seen problème yar na ko ci loo xam ne tey dëddu na ko mais dëddoo na ko jàmm. parce que bàyyi na ko fulla fayda am jom te toppatoo njabootam te ba léegi mi ngi koy jooy kii bu ñëpp xoolee ci moom kenn du ñee kenn. waaw ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex. amiin waaw tawféex ci la lépp xaj. amiin boo xoolee ak Aram Ndiaye bi dëkk Tëngéej lan la lay jox. dafa ma jox ñaari mbir benn bi mooy mbëggeel buy continuer est-ce que xam nga nit dina bëgg jëkkëram ba fekk ci ko ci li muy def te du ko tey maanaam kii xam lan moo koy indi dafa am ay jigéen Carlou dañuy ñeewantal seen borom kër kii daan dem toog gis jëkkër ji muy liggéey nekk ci waar mu toog peut-être à côté nekk ci leneen mais léegi mu jékki-jékki sàcc benn xool bu ndaw jëkkër ji xam nga ñoom dañoo bari ay feeling dañuy toog nii xool fële nga defee ni seen xel nga fa rek mi nga fële boobu ñu ngi xool li waa ji daaj ni muy tourner affaire bi te li nga nit bu bëggee métier dafa nu mu ci àndal gis nga jëkkër ji da lay woon ni ba daan defar pneu ni muy téyee pneu bi ni mu koy rouler dafa ci àndoon ak amour la fille dem na ba benn moment boo moytul moom moo bëggoon doon pneu ba jëkkër jee liggéey ndax regard bu mu am non seulement ci jëkkëram ak complicité joobam mais jëkkër ja na mu daan liggéeyee mu toog di ko xool xam ni kii day bañ ba benn moment mu bëgg a identifier wu à son mari dafa nopp jëkkëram mais daf ko fan moo tax mu ndeysaan mu dem bay job boobu loolu benn la bi ci des nag mooy Carlou wax na ko jëkkër ji dañu ko bëggul bul bañ maanaam bu la kenn yëpp gis nga bu ko deful lii nii dem dóor waar foofu day dem góor ñi macha allah fooye ko wala ñu jàppee ko lu ñàkk fayda moom bëggul ko yëpp am na njaboot bëggul ñu jooy bëggul aussi ñu sentir seen présence seen absence su papa moo tax muy liggéey di leen jox mais ku ko gis ak peut-être taayam xam ni jàmbaar la parce que mi ngi ciy dem ak xol ak xel mais sant daal waaw chaque fois ñii dañuy ay fierté la ñuy man ay exemple la ñuy def yoo xamante ni te fier tu te dis mais attends ndeke jigéen ñi mel nii ñu ngi am sant yàlla quoi. boo xoolee ñeenti jigéen ñooñu ñu njëkk a gis xool ingénieur bi xool beneen jigéen bii nga xam ni ñii ñu la wan ñëpp à part Mame Bousso moo ci dellu bureau keneen delluwu ci bureau. Elles arrivent à s'en sortir dans la vie et à gérer leurs besoins, les besoins de leur mari, les besoins de leur famille. En résumé, pour tëj ñi ngi ci 52e minute naka la ñuy tëjee lan ngay wax ci jigéen ñooñu ñëpp noo leen jàngate la femme en général. mooy li ma wax rek la femme mooy solution. mooy solution. waaw boo ko wóoluwul doo ko gis boo wóoluwul ne sa jabar mooy sa solution.
lim la mën a apporter da nga koy perte maanaam xeer boo am diamant mbaa or ci biir te mënoo koo toj. jigéen boo dëkkee di waxtaan ak moom wóolu ko di nga gis ci moom lu lay dimbali ci li nga def moo xam ci loo mën a ne. jigéen rek laa gis foo ko yóbbu mu am lu mu ci war a def. jigéen mooy noflaay bi sunu borom maam Aadama moo njëkk a wàcc yàlla xam gis ne kii dafa soxla noflaay mu indil ko Hawa. noflaay. donc loolu yàlla du juum. mu def noonu. lu bind ci alxuraan bi benn mësta changé jamono mooy dox nag mais bu nu fàtte ni jigéen c'est la solution voilà. Sopé. ñoo wax ji de. li mu wax dafa am solo. peut-être fi may tënkee man mooy exemple yi ñu fi joxe yëpp ay royukaay lañu. tey seen bés la on peut pas dire nag pour ne pas trop abuser ne jigéen ñëpp a baax. foo gis dara foo nga gis safaan ba mais man li may ñaan mooy jigéen bu dëkkee safaan ba nga roy ci ñii parce que exemple yi ñu ci joxe ku ci nekk fii rek école nga ku ci nekk ci ñi ñu fi wane école nga bu fekkee am na kuy def safaan ba wala gëmul lu ni mel war na bàyyi xel ni jigéen mooy richesse su jëkkëram car lu wax ni moom mooy solution mais dama wax ni jigéen mooy aar jëkkëram mooy aar njabootam kon ñii elle mérite je pense ñu jox leen cër quoi très franchement. Merci Carlou D. ITV vous remercie. Merci ITV. Merci Ibrahima. C'est moi. ITV vous remercie. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, ça y est, c'est terminé. Vive les femmes, vive les femmes, vive les femmes. Nous vous aimons et nous ne vivons que pour vous. Salut à toutes et à tous. Ciao et à bientôt.